ak jàmm seen seen bii di SMS 221 TV kii di Ayoba Faye te akub journaliste bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal ginnaaw ba son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye demee woon ci assemblée générale bi nga xam ne moom la waa coalition Diomaye président di daan organisé te mu dëggal foofee akub boppam daal di pare pour daal di jàmmaarloog waa parti bii di Pastef kii di Ayoba Faye daal dinay jox waa parti bii di Pastef ñetti stratégie yi nga xam ne buñ fa jaaree par la force seen leader bii di Ousmane Sonko dina daal di nekk président ci élection présidentielle 2029 ñu na ma daal di amal ci réewu Sénégal si li ni mel buñ sukkandikoo ci kii di Ayoba ne stratégie bu njëkk bi nga xam ne moom la waa parti bii di Pastef war a daal di lal ne dafa war a daal di bàyyeekoo ci député yu daal di nekk biir assemblée nationale ne député yu daal di féetewoo ci parti bii di Pastef te ñu daal di nekk biir assemblée nationale ne ñooñee ñoom ñoo war a daal di taxaw ngir ñu daal di modifier article L29 ak article L30 si nga xam ne moom lañ waa régime président Macky Sall sukkandiku woon ma daal di écarter candidature Ousmane Sonko ci élection yu ñu daal di génn te muy élection présidentielle 2024 yu ñu daal di génn ne buñ modifier article yooyee ne li ni mel dina daal di assurer Ousmane Sonko que ne candidature am dinañ ko daal di valider par la force ci élection présidentielle yu ñu na ma daal di amal ci réewu Sénégal ci atum 2029 ne waa parti bii di Pastef buñ paree ci étape boobee nañ daal di songu finance yi nga xam ne moom la son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di yore ba noppi mun koo daal di jëfandikoo te ne li ni mel tamit ci député yu daal di bokk ci parti bii di Pastef la mën a daal di bàyyeekoo te ne actuellement kii di Guy Marius Sagna tàmbale na di mener combat bi ndax moo ngi dugal benn projet de loi si bi nga xam ne nañ daal di encadrer bu baax a baax caisse noire ba président de la république wala keneen ku dut moom du ko mën a daal di jëfandikoo comme nu ko daal di neexee nee nag li ni mel bu amee dina daal di sabab kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye di président de la république du mën a daal di jël benn finance daal di koy dugal ci coalition Diomaye président te ne bu ñàkkee akub finance ne lu leer ba am moom mooy que ne kookee du am doole ak dayo bu mu war a daal di am ci élection présidentielle 2029 ñu na ma daal di amal ci réewu Sénégal ne ñetteel bi nag moom mooy appareil politique bi te ne si li ni mel Ousmane Sonko di njiitalu parti bii di Pastef tàmbali na di ci amal ay jéego ndax ne kookee daal dinay sàkku akub massification si bi nga xam ne waa parti bii di Pastef dinañ daal di taxawal lu tolloog 1000 cellules waaye tamit dinañ daal di jaay ci lu tolloog 1 million de cartes membres nee nag waa parti bii di Pastef bu ñu fekk jee seen leader bii di Ousmane Sonko ci rythme boobee mu daal di joxe ne lu leer ba am moom mooy que ne buñ defee ñetti étape yooyee kii di Ousmane Sonko kenn mënu koo daal di tere mu daal di nekk président de la république incha allah ci réewu Sénégal ci élection présidentielle 2029 yi ñu fi nam ma daal di amal. ginnaaw li ni mel kii di Babacar Ba te ak personnalité publique bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal di njiitalu kuréel gi ñu dippee Forum Justiciable yëkkati na ŋaañ daal di koy jëmale ci yoonu réewu Sénégal ci nu mu doxalee jëmale ko ci dossier Abdou Nguer waaye tamit daal di koy jëmale ci dossier kii di Cheikh Omar Diagne si li ni mel buñ sukkandikoo ci kii di Babacar Ba ne kii di Abdou Nguer ak kii di Cheikh Omar Diagne ñoom ñoo daal di bokk même infraction buñ daal di amal ci kanam yoonu réewu Sénégal te moom mooy que ne ñaar ñooñee dañoo daal di wax loo xam ne dañoo daal di jàpp que ne waruñ ko woon a daal di jibal ci ëtt politique bi waaye ne lu leer ba am moom mooy que ne nuñ traité dossier Abdou Nguer bi du noonee lañ daal di traité dossier kii di Cheikh Omar Diagne te ne luy firndeel kàddoom yooyee moom mooy que ne kii di Abdou Nguer le 18 février lañ ko jébal procureur de la république kooku daal di koy dóor ak mandat de dépôt ne si le 20 février ñu war ko daal di àtte en flagrant délit ne juge bi daal di jël procès bi daal di koy dàq ba le 20 mars ne tamit kii di Cheikh Omar Diagne le 9 mars bi lañ ko jébal procureur de la république kooku daal di koy dóor mandat de dépôt ne le 11 bii nii lañ ko daal di yóbbu ci tribunal de flagrant délit te ne procédure bi ñoo ngi koy wéy di amal jëmale ko ci jëmmam ne dinañ ko daal di àtte ci lu yàggul dara daal di koy jëmale ci lu mu daal di amal nee nag lu leer ba am moom mooy que ne kii di Abdou Nguer waruñu woon a daal di jël procès bi daal di koy dàq ba noppi daal di jël kii di Cheikh Omar Diagne daal di koy àtte ndax ne ñaar ñooñee ñoo bokk même infraction bu ñu daal di amal waaye ne yoonu réewu Sénégal bokkul même taxawaay bi nga xam ne moom la daal di amal jëmale ko seen jëmm nee nag li ni mel day daal di tekk que ne
inégalité procédurale lañ daal di amal daal di koy jëmale ci ñaari jëmm yoo xam ne ñoom ñoo bokk daal di amal même infraction te ne li ni mel du dëgg waaye tamit ne li ni mel du yoon. ginnaaw li ni mel kii di Pape Amadou Mbaye di ab juriste bu kenn doot présenté ci réew mi di Sénégal yëkkati na ay kàddu daal di xamal Sénégalais yi que ne donte barki démb daal di nañuy voté biir assemblée nationale akub loi si bi nga xam ne dinañ jël ay daan yu diis daal di koy teg ci góor jigéen yu daal di nekk ci réewu Sénégal waaye nag ne loi boobee du concerné kii di Pape Cheikh Diallo ak góor jigéen yi nga xam ne moom ak ñoom lañ tegandoo woon loxo si li ni mel buñ sukkandikoo ci kii di Pape Ahmed Mbaye ne loi bi nga xam ne moom lañ daal di voté daal di koy jagleel góor jigéen yi ci réewu Sénégal te ñu jël ay daan yu diis daal di koy teg seen ndodd ne loi boobee nekkut loi bu rétroactif ne maanaam li ni mel lu muy daal di tekki rek moom mooy que ne loi boobee tant que demul ba ci son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu daal di koy promulguer daal di koy jox premier ministre bii di Ousmane Sonko mu daal di koy signé ba ñu daal di koy mettre en vigueur ne loi boobee duñ ko appliquer lu dul li ni mel daal di am ba noppi. nee nag ñi nga xam ne dañu la njëkkoon a daal di jàpp te bañ leen di jàpp loi boobee voté guñ ko woon ci réewu Sénégal te li ni mel daal di nekk ci kaw kii di Pape Cheikh Diallo ak ñi nga xam ne moom ak ñoom lañ jàppandoo woon ne ñooñee loi bi du leen daal di concerné donc ne lu leer ba am moom mooy que ne kii di Pape Cheikh Diallo ak ñi nga xam ne moom lañ leen jàppandoo woon mun nañ naa jël ay daan nag yu diis daal di koy teg seen dodd ndax ne ñooñee seen dossier bi daa am loo xam ne yoonu réewu Sénégal daal dina ci joxe ay daan ba noppi. tamit transmission volontaire du VIH te ne li ni mel moo ngi ci dossier ñoom Pape Cheikh Diallo bi waaye tamit ne trafic de drogue te ne loolee akub crime la te ne li ni mel tamit moo ngi ci dossier ñoom Pape Cheikh Diallo bi waaye nag ne si lu jëm ci loi góor jigéen bi nga xam ne moom lañ daal di voté biir assemblée nationale mais daan yooyu mënuñ koo daal di teg seen dodd ndax ne loi bi du loi bu rétroactif ginnaaw li ni mel kii di docteur Babacar Diop di actuel maire bu daal di nekk ca Thiès am na akub jàppante bu tar bu jaar ci diggante moom ak artisan yi nga xam ne ñoom ñoo fay daal di yeewoo coo loolee nu mu demee moom mooy que ne artisan yi nga xam ne ñoom ñoo daal di nekk ci Thiès dañuy daal di sàkku ci kii di docteur Babacar Diop ngir mu daal di leen di jébbal 40 millions de francs CFA ginnaaw ba kookee di docteur Babacar Diop sàkkoo si ñoom ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fay ay tailleur ngir ñu daal di amal ay travaux jëmale ko ci ñi nga xam ne dañ doon liggéeyee ci mairie bi te si li ni mel ginnaaw ba tailleur yooyee pare kii di maître Babacar Diop jëlagul 40 millions de francs CFA yi mu waroon daal di jébbal tailleur yi daal di leen koy jox li ni mel nag moom moo sababoon communauté artisanale bu daal di nekk ci Thiès génnoon di daan amal ay manifestation ngir kii di maître Babacar Diop daal di leen di delloo 40 millions de francs CFA yooyee nga xam ne dañ koo liggéey dañ koo ñaq te ñoom ne si li ni mel lañ daal di yaakaar ngir mën a daal di féete ak seen famille yi ci korité bi nga xam ne moom lañ nama daal di jëm ci réewu Sénégal